maa ngi leen di remercier ba effectivement tey jii jigéenu waa HLM ñoo fi daje vraiment si benn tàggat boo xam ne leen tàggal ci ay defar ay produits ga yoo xam ni ni ñu koy waxee si olof ay gàncax yoo xam ni suñu réew la jógee. donc moo tax tey jii démb lañ commencé sax tey jii la ñu jeexal gis ngeen produits yi am na vraiment ay variété defar nañu cere defar nañu caagri defar nañu ñebbe. defar nañu laaxu sànqal sunguf comment on dit waaw sànqal si boppam defar nañ ko defar nañ ay jus defar nañu bisaab bu xonk defar bisaab bu weex defar jus de citron defar aussi ay sirop yoo xam ne mën nga koo garder da ngay jël rek sotti ndox rek mbir mi dem defar tamit eau de javel donc ay produits yoo xam ni mën nañ ko woowee ay matières premières yoo xam ne dañ koy soxla si biir kër yi donc ñu def ko tey jii ak suñu jigéen yi waa HLM si benn association boo xam ne Kerakom ndax moom Lalla Aïcha boo ko xamee rek da ngay xalaat COFEM ndax COFEM moom c'est une organisation boo xam ne c'est politique mais bii c'est une association complètement apolitique et qui est née bien avant la COFEM parce que depuis 2013 2014 ñu ngi ak association bi am nañ seen récépissé am nañ seen lépp donc ñuy liggéey dans le cadre d'une économie solidaire ñun suñu biir mu nekk mbir moo xam ne nag wax dëgg yàlla dafa ñëw ci waxtoom ndaxte tëbuñu rek def ko dañoo amoon suñu plan d'action boo xam ne dañu koy dérouler chaque jour ñu ngi say activités yéen couvrir nga suñu activités yu bari mais tey moom produit lu koy moo xewle dañoo jóg pour vraiment def activité boo xam ni dañuy mettre en valeur suñu ay produits yi nga xam ne fii la jógee parce que Wolof Njaay def ni kuy tëggi kuy wàlliwaan da ngaa tëggul te vraiment dañoo toog ba xam ni suñu li ñu moom ñun ñoo ko war a jox gëdd jox ko fula jox ko fayda ñeneen fekkuñu si waaw mu tombé tamit si benn contexte bu particulier muy après Covid bi sax jeexagul mais actuellement ni ku nekk yaa ngi xalaat conséquences yi mu nar a def ndax fi mu nekk nii ba mu commencé ba léegi kenn ku ne xam na ni amul secteur bu mu épargné wul conséquences yi moo tax nag ñun tam ñu taxaw tey jii suñu on est à l'heure de la relance de l'économie. actuellement nii ku nekk yaa ngi xawal nooy tojee sa bopp ji ndax économie fi mu toll nii yëf yi yëpp a sa ndax donc ñun tamit ñu gis ni tamit suñu cër la ñu dugal si suñu loxo. moo tax tey jii activité bi ñu def tey dañ koo def pour vraiment jëmmal jigéen ñi seen liggéey seen taxawaay ak seen xalaat parce que dam loo xal tax gis tamit xalaat la ba pare donc ñu waxtaane ko ni war nañu jóg jël li nga xam ne mooy suñu gàncax moom la ñu moom ñu jox ko jëmm valoriser ko daal di koy defar boo xam ni dafay nekk yeneen volet dinañ defar dundee suñu kër mais tamit dinañ defar def sur le marché xam nga boo defee sur le marché rek yaa ngi participer si économie locale bi. waaw xam nga autonomisation des femmes dafa am solo te boo jógee ni actrice développement nga loolu la ñuy xaar ci yow ndax man ku ne xam na ni je suis une femme politique mais politique seen amatul fenn politique développement moo tax looy def rek actuellement ni sa association bi may liggéey ni c'est une association qui est apolitique parce que care ak com la ñu wax boo nee care ak com ça veut dire paix et développement xam nga boo amul jàmm doo xalaat gàncax moo tax ñu tuddee ko noonu te tey jii fi may waxee li ma leen wax rek dañoo toll ci jamono boo xam ne ku nekk dangaa war a def sa loxo ci mbir mi pour après Covid bi du nga ko yëg parce que après Covid bi fi mu ne nii ñu ngi koy commencé yëg mais fii léegi 2022 21 nga koy gën a sentir wax naa ko léegi ci tubaab ni banque bi def na seen ay prévision nee nañ mbir bi dina gën a wàññeeku loolu dafay tax ñu gën a jël alerte la bu ko defee ku nekk jël say matuwaay nga xam ne bu ñëwee on pourra faire face loolu moo tax ñu tamit en tant que regroupement boo xam ne c'est une association des femmes de développement moo tax ñu jël tey jii ni dañoo war a taxaw jël li ñu moom parce que lii yëpp gisoo fi dara loo xam ne dañ ko jéggaani boo jëlee lii cere la lii caagri lii ñebbe xam nga lu yëpp ñoo ko moom jël ay bisaab def ko jus def bisaab bu xonq def bisaab bu weex jël li nga def ko sirop xam nga suñuy mbir la dinañ ko defar bu mu baax lekk si ba pare jaay ci waaw xam nga loolu comme la waaw mi ngi noonu moo tax daal tey jii ñu taxawoon fii ànd ak femme HLM bi ak Care ak Com ak la Linguère Kodou Ndiaye ñu defal ñu formation bi macha allah démb ak tey ndaxte formation bi xam nga démb la commencé ak tey mais si boobu moo doon li ñu tubaab di wax la phase pratique ndax avant ñuy dugg si lii dañoo defal une première partie boo xam ne c'est la partie théorie nga xam ne dañoo waxtaan ak ñoom ndax nit ki balaa nga koo jàngal nu muy defaree xaalis dafay xam luy xaalis ak nu ñu koy yoree du dëgg donc def nañ boobu formation ñu tàggat leen ci yee leen ci wax leen ci carrément leen liggéey xaalis rafet na mais xam noo koy téetu ak xam noo koy jariñoo moo ëpp donc lii aboutissement wu formation bi kese la voilà. maa ngi tudd Koura Sow sama yëg-yëg de maa ngi nuyu ñëpp nag di commencer ci bismillahi rahmaani rahim di yeggalee ci alhamdulilahi rabbi alamin sama yëg-yëg mooy kontaan bi mooy loo xam ne xamoo ko woon
xañ na am na loo ci xamoon sax mais lu bëri xamoo ko ci woon tey ñu ñëw jàngal ñu lii ñun jigéenu HLM duma am lu dul mbégte. Lalla Aïcha ñun tey bu ñuy wax fii ci moom duñ fi jóge ndax tey ñun jigéenu HLM tey formation bi ñun mësuñu am formation guleet tey formation bii ñu def nii jàngal ñu sànqal ni ñu koy defee jàngal ñu araw jàngal ñu jus ndax ñun ni ñuy defaree jus ndekete ci suñu kër yi ak ni ñu ko war a defaree du benn ndekete ñun ni ñu daan defaree jus ci suñu kër yi dara baaxu ci lépp ci Lalla Aïcha kon tey bu ñu ñëwee tey jii Lalla Aïcha jóg takk taxawu jàngal jigéenu HLM lii tey dépensé ci ay millions kon du ñu def lu dul sant Lalla gërëm Lalla ndax ñun lii la ñu manqué woon ku ñu formé ci lii moom la ñu manqué woon tey Lalla moo jóg tey formé ñu jigéenu HLM yi yëpp bàjjanu gox yi relais communautaire yi ak ñu dul bàjjan ak ñu dul relais ñëpp cité des eaux ba HLM 6 ba cité port fu fa jigéen nekk rek tey formé nañ la tey ci lépp eau de javel saabu jus façon jus bu nekk nag jus de bisaab jus de jinjeer jus de citron formé nañ ñu tey jii ci sànqal ci cere tey ci araw ci caakiri te mësuñu koo def ba ñu dee nekkee HLM ba tey ginnaaw yàlla kon ak Lalla Aïcha kon dañuy sant Lalla Aïcha di ko gërëm parce que lu ñu xamul woon tey jii démb ak tey fii la ñu yend suba ba guddi ñu jàngal ñu loolu ñu mën ko tey jii kon dañuy sant di gërëm tey lañ démb la ñu commencé def yeggale tey mais bi ñu commencé presque jaay nañu lu bëree bëri tey jii rek tey rek jaay nañu lu bëri waaw kon du ñu def lu dul sant Lalla Aïcha Fall di ko gërëm ñun de ñu ngi koy sant bu baax ñun jigéenu HLM ñëpp nag maa ngi wax ci turu jigéenu HLM ñëpp tey ñi ñu formé yëpp tey 50 personnes tey formé nañ leen tey kon 50 personnes yooyu du ñu def lu dul di gërëm Lalla di ko sant formé nañ ñu te ñun ñii fi mu ne préparé nañu nii pour former ji ñeneen kon ñi ñu formé tamit tey dañ leen di sant di leen gërëm parce que formation bi moo jaar yoon moo tax dafa jaar yoon moo tax 2 jours ñu formé la nga mokkal ba pare bay jaay kon dañuy sant formatrice yi tamit ñu mën tey ji ba war a dem formé ji ñeneen Codou Linguère Ndiaye mii dañ koy sant bu baax a baax di ko gërëm ba pare ànd ak jàmm formation boo xam ne formatrice dañu ñëw ak jàmm ñëw ak yéene parce que bu ñu ñëwuloon ak yéene liñ ñu jàngal ñun duñ ko mokkal ñëw ak yéene bi moo tax ñu jàngal ñu ci 2 jours ñu mokkal liñ ñu jàngal yombul ndax lii yombul de ñu jàngal la ko ci 2 jours nga mokkal ko ci 2 jours ba commencé jaay ci 2 jours yi kon du ñu def lu dul di sant Codou ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Lalla Aïcha nag jigéenu HLM yi ñu ngi koy sant bu baax mention spéciale à Lalla ay millions la jël tey jii man xam naa ci dara ndax lépp ci sama loxo la tegu woon maa doon dem di jëndi di jaay ay millions la démb ak tey waaw kon du ñu def ñun dul di ko sant ki jël ay millions ñëw def ko ci jigéenu HLM te bu ko neexoon mu def ko fenn bu bëgg rek jigéenu HLM suqali ko kon dañuy ñaanal Lalla Aïcha Fall li mu bëgg yàlla na ko yàlla jàppale ba mu yegg fi ci dara jay mu xam te li mu bëgg ñun ñii xam nga ñun lu mu bëgg ñun jigéenu HLM yii taxaw tey jii mu formé ñu mu jël ñëw taxaw ci mairie HLM bii ñu jàppale ko mu jël mairie bi ndax xam naa ne Lalla Aïcha su jëlee mairie HLM waxuma la jigéenu HLM mais jeunesse HLM ci boppam mooy suqali ko waxuma pour dara nag mais damay wax parce que xam naa loolu yéeneem ci HLM dërëm bu mu am mi ngi koy def ci biir HLM lii muy def nii am na ñoo xam ne ñoo ko fi waroon a def mais defuñu ko am na ñoo xam ne ñoo ñu waroon a jàngal tey formation bi ñaata at ñu nekk biir HLM mësuñu am formation bi ñaata maire ñoo fi jaar nekk HLM gii mësuñu jàngal benn jigéen fii formation Lalla moo ñu ko defal Lalla moo ñu formé moo ñu fayal ay millions tey jii kon dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal nag lii mu jublu nii ci mairie bii yàlla na ko ci yàlla jàppale ba mu am ndam te yéen jigéenu HLM yéen laay waxal jigéenu HLM damaa bëgg ngeen takku ba dëgër ñaata maire a fi jaar ñaata góoru maire ñoo fi jaar lan lañ fi def gisuma ko defuñu fi dara léegi nag damaa bëgg ngeen jóg ànd ak jigéen jàmbaar ji ñu jàpp ko taxaw ci ginnaawam àndandoog moom jàppale ko mu jël maire bi ñu jële fi góor ñii waaw suñu HLM suqali ko waaw. Madame Goudiaby nee Lalla Aïcha Fall nekk le point focal des élus ci ministère des collectivités territoriales du développement et de l'aménagement des territoires moo waral bés bu rëy bi
dajale jigéenu HLM ci association bu tudd Ker ak Kom li nekkoon yéenam yëpp mooy ñu am formation ci la transformation des produits locaux moo xam filière céréales ak jus bi ba ci savonnerie defar ay eau de javel tey nag mu sàkk woon xam-xamu cabinet bu Linguère Consulting maa ngi tudd madame Ndeye Codou Ndiaye nekk présidente fédération Calabas les Linguères de l'émergence waaye coordonnée cabinet Linguère Consulting ànd ak les assistantes et les formatrices ñëw fekk fii des formés yoo xam ne des femmes passionnées kon jigéen ñi elles ont participé à leur propre formation en développement personnel mais bi ñu ko àndee def mu mujj doon développement communautaire te ki ko waral moo uti moyen jël ay propre sous dugal ci kon laaj na tey ndimbalu taxawaayu chef de l'État xàmmee ràññee les femmes de valeur parce que ñun ànduñu pour nekk des femmes de succès dañu ànd pour nekk des femmes de valeur amal suñu askan njariñ di jël li ñu am di ko bokk di jël li ñu am di jàppale président ci réew mi ndax nit ki boo ko bëggee jàppale da nga koy jàppale ci li mu bëgg te président li mu bëgg mooy le leadership féminin relever waat dignité jigéen bàyyi jigéen ñu épanouir wane ni mën nañu dara ba mën a contribuer ci développement économique gu Sénégal waaye li ci gën a neex mooy ñi li ñu produire ñu ngi def le consommer local di ci am wérgu yaram waaye di ci am tuut pour dem ci kër ga jàppale borom kër yi waajur yi ak njabootam kon li mu def yombul on était bien accueillis xiifu ñu maruñu ñu mettre ñu à l'aise ba ñu mën leen transmettre savoir te loolu yombul foog naa ci Sénégal mosu leen gis ñaari femmes leader ñu ànd collaborer pour mën a fësal seen mbégte ci suqali seen réew seen mbégte ci accompagner seeni jigéen ak seeni jeunesse su réew kon sant nañ leen gërëm leen waaye présidente nu mu tuddati responsable des femmes